benn waxtu jotati na ci télévision Futur Média mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak la ci gën a fës ñaar fukki nit ak ñeent tey nañu leen loolu nag mi ngi tukkee ci fitna gi amoon démb ca diwaanu Tambacounda bàyyi bakkan rot ci daañu dem ca bërëb ba fekki fa Moussa Oumar Gueye ndax procureur ba mi janoo taskatu xibaar yi moo fa teewaloon groupe Futur Média loolee itam di fitna ña ko ñaaw lu bëri na bokk na ci Alioune Tine waaye itam bépp ku nekk ci société civile bi naka noonu itam kuréelu taskatu xibaar yi di Synpics ñaawlu na ko moom Macky Sall nag yónni na wala bokk yebal na jëwriñ bu ñu dénk wàllu biir réew mi mu dem jaale ji njabootuk ña faatu foofee ca diwaanu Tambacounda muy fàttali rek nee na nag ni ñu fas yéene taxawee ci xeex lu jëm ci wàllum fitna googee candidat yu bëri nag dañ ko caa joxañ baaraamu tuuma moom ak coalition bokk na ci Maître Madické Niang la mu ca teg itam ne jot nañu indi ci saafara Ousmane Sonko ne saafara mënta ñàkk waaye itam mi ngi woo ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk rek ci kujje gi tey di nekk ay candidat ñu boole seen i pexe ndax bii ñaawteef mënoo su cee dëkk beneen wutis mbokk yi di ñi nga xam ne nag ñoom ñooy takk der yi faatu woon ci accident seen lim di ñeent ñu ne nag jàpp nañu ëllëg kem fukki fan ak ñett ci weeru février fii ci caserne Samba Diéry Diallo seen layu du corps laata loolu noonu ngeen gisee jëwriñ bi ak itam ki ñu dénk lu jëm ci wàllum takk der yi dem nañu seeti ña ca jëlee ay gaañu kon jàpp leen ëllëg lañ leen di sargal ca caserne gendarme yi di caserne Samba Diéry Diallo tey di nag bés bi àdduna wërngal këpp jagleel jàngoro ji ñu naan épilepsie te wolof naan ko say wala daanu muy jàngoro joo xam ne nee ñu atum 2015 ba ñu defee taxaw seetlu bi la ñu nimiku woon ci junni boo jël juróom-ñett yu tombal ñett ya dafa dem ba téeméer bay jël fukk ak ñeent ni ngeen dégg ci biir xibaar yi professeur Moustapha Ndiaye moom neurologue la li ci yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxir lu mbokk yi ma ñëw léegi ñu ànd faram fàcce xibaar yi. fetlooti seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média duñu tay di ko wax xibaaru diggu bëccëg gi mbokk yi dañuy dem ca diwaanu Tambacounda fekki fa Moussa Oumar Gueye Moussa maa ngi lay nuyu. Moussa Oumar Gueye mu mel ni dañoo xaw a rëcc ci buumu jokkoo gi ñu ngi koy làmbaat ci njàppandalu waa régie moom Moussa Oumar Gueye nag moo teewal groupe Futur Média ca Tambacounda ak li ko wër bokk na ci lañ fas yéene waxtaanee la xewoon ni ki démb ca Tamba muy fitna joo xam ne ay bakkan rot na ca ñu lim ko wala boog ñu xayma ko ci ñett procureur de la République doon xëy janoo ak taskatu xibaar yi ñu ne ñaar fukki nit ak ñeent tëye nañu leen ca di fàttali nag waa PUR ne ñu ñoo doon jàmmaaxloo ak ñoo ñi Benno Bokk Yaakaar kenn ku ne yaa ngi jiñ sa morom ne tooñu loolu ci maanaam taskatu xibaar yi ñoo ci am nañ ci ñoom it ay jafe-jafe ndax seen woto ba nu duggoon di daamarga dañu ko taal ñenn ca ñoom am ci ay gaañu ba ñu rawale leen ci bërëbu fajukaay gi mu mel ni nag Moussa Oumar Gueye ñu ngi koy wéy di ko làmbaat sax waaye dañuy des ba tey ci mbir moomee société civile bi itam ñaawlu nañ ko ña ngay sàkku rek ñi nga xam ne ñoom ñooy candidat yi samp seen dënd fa seene laaj réew mi ñu waxtaan ak seeni militant nag ndax lii di fitna gi ñuy dund bu nu ko dakkalut lii raam bu àggut ca ñag ba itam bu fa àggee dina jur njombe ñu teewlu seen kàddu ñoom waa société civile bi bokk na ci ku ñu naan Alioune Tine ñe ko taataan wala bokk ñi ñuy àndal ci mbir mi di Tidiane Cissé ak Mar Dieng. ñaari nit ñoo ñàkk seen bakkan ci ay affrontement ci diggante militant yu PUR ak yu Benno Bokk Yaakaar ci Tambacounda doon ay violence bu kii di fondateur Africa Jom ñu koy ñaawlu te ñëpp ñi nga xam ne faatu nañ ci ñàkk nañ ci seen bakkan ñu ñaanal leen yàlla baal leen li ci am ba des mooy bépp bakkan boo xam ne tuur na fi rek dafa mel ni ñun ñëpp maanaam ñu échoué. période campagne électorale warul nekk moment de violence mais dafa war a nekk moment de fête ngir démocratie bi mën a jëm kanam. élection boo ko gisee surtout bu fekkee ne élection présidentielle la dafa mel ni fête la dañ ci daan sabar daan ci def musique boo demee am na yenn dëkk yoo xam ne sax camion yu rëy la ñuy am di ci def musique te it seetlu naa leen candidat yépp seen doxalin mun naa ne sell na te indiwul violence. am na ci candidat yoo xam ne sax bu ñu dajee dañuy nuyoonte kaf ree ñun noonu lañ buggee mbir mi.
violence électorale doon na ay phénomène ñuy faral di nemmeeku ci Sénégal moo tax acteurs yëpp war a toog ci table ngir discuter pour jëlee fi phénomène bi. te liggéey boobu liggéey bu baax la boo xam ne war nañu ko teel a def boo xale yi sax mu ngi nekk ci tout tànk yee ñin ñi rek éduquer ñin ñi sensibiliser ñin ñi lépp loo xam ne seen wareef la ñu xamloo leen ko. yaakaar naa ne bu fekkee ne loolu am na def nañ ko ba mu dëgër ba mu sax loolu mooy tax ba du ñu am violence. ginnaaw bi mu ñaawlee faat bakkan bi am ci Tambacounda kii di Alioune Tine mu ngi sàkku candidat yëpp ngir ñu waxtaan ak seen militant pour jëlee fi violence bi. nañ ko ci suuf leader yi ci seen bopp nga xam ne ñooy candidat yi. Tidiane Cissé ñu sant la gërëm la dellu Tambacounda fekk fa Moussa Oumar Gueye Moussa maa ngi lay nuyu. Mbongook Moussa Oumar Gueye nag yaa teewal groupe Futurs Médias ci ndajem procureur bi mu doon amal foofee ca diwaanu Tambacounda la ñu fa nimmeeku nee ñu ñaar fukki doomu aadama ak ñeent teg nañu leen loxo ci mbir mi mu soxal fitna jafaa moo niki démb ba ñetti bakkan rot ci. jërëjëf Fatou Kiné ni nga ko waxee rek noonu la tëddee kii di procureur de la République près le tribunal grande instance bu Tambacounda di Demba Traoré def na waxtaan fegook ak taskati xibaar yi ci noonu nag joxe na xibaar yu leer nañ ni luy toll ci ñaar fukk ak ñeenti nit ñooñu interpellé nañ leen ba fi mu ne indi nañ leen ci Tambacounda fas yéene nag ibbi l'enquête bi pour suivre ko bu baax a baax ñu xool li nga xam ne moo fi amoon xeexoo yi ñuy am ci ay gaañu ay bakkan rot ci loolu nan la ñuy xool fan la wànneti mujjee ay gëtam ci wàllu bi yoon waaye itam ba tey ci jamono jooju kii di procureur xamle na ni bi nga xam ni daf nañu ñooñu nga xam ne daal lañ ci tuumaal ñoo def joxe si ànd ceeg waa cortège bu puur gis nañ fa daal ay gànnaay mu bokk ci ay jaasi ay paaka ak benn xeetu sax fetel boo xam ni fetel mën nañ ni artisanal la boo xam ne ñu koy jëfandikoo saa su ne loolu lépp jàpp nañ ko indi mu daal di itam fàttali accident bi nga xam ne jotoon na am démb ci yoon bi ba nga xam ni keneen ku ñu naan Touré Cheikh Touré moom nga xam ne itam dafa mujj faatu mooy ki ñu rey kenn ki dañ ko ci faatu mooy Ibou Diop kooku rob nañ ko tey ji ci suba ci cimetière yu Medina Koura ki nga xam ne nag moom mooy Touré moom ci jamono ji autopsie bi lañ doon xaar ci hôpital régional bu Tamba génnagul woon laata kon ñu koy jébbal boromam waaye itam ba tey procureur Demba Traoré fàttali na ni am na luy toll ci ñaar fukk ak juróom-benn journaliste yoo xam ne entendre nañ leen ñoom ñëpp ngir ñu wax lan la ñu xam ci mbir mi ci jamono jooju itam ci fàttali rek fi nga xam ni moom mooy ci Tambacounda tey jii ci suba ñii di dawalkatu Jakarta yi wala rek ñu ni jeunes yi daf ci am ñu bëri ñoo xam ne dañ doon dem ci école yi di déloger xale yi di leen génnee ndaxte nee nañu naqar bi ñu am ak ñi faatu jàng tey du xëy di am waaye itam ba tey benn moment demoon nañu ci rond point Carrefour Célébé yoon bi nga xam ne moo nekk wetu commissariat police ak gouvernance di naan Tamba vent mal loolu lañ doon yuuxu waaye nag way takk der yi muy gendarme yi sémi yi ak policiers yi bi ñu ñëwee fexe nañu ba tasaare leen ci beneen biñ leen di mujj seenu ñu ngi woon ci booru yoonu gaaru Thier bi muy route nationale bi jëm Dakar lu ñu mën a jàpp mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy waa plateforme Macky sunu candidat ñoom Sidi Diallo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Amnesty toog fii ci Tambacounda Mouhamadou Sow ku ci nekk daal mu ngi yëkkati kaddu di ñaan askan wi nañu dal loolu mel itam docteur Salif Samba Diallo nekk responsable politique yooxu na ci wàllu bu baax a baax ak itam daal ñu ci bëri ñu ngi ñaawlu journaliste yi niñ leen agressé fekk ñoom seen yoon nekku ci seen liggéey dong la ñu doon def loolu daal moo gën a fekk ci gën ci jot ci xibaar Fatou. Moussa Oumar Gueye taskatu xibaar ya itam ak ñaawteef ñu leen def ni ki démb ba tax sax am ñu ci jëlaay gaañu loolee Synpics nag rafetlu ko benn yoon ñi nga xam ne itam ñoom nag nee ñu daal mbir moomee faaw ñu fexe ba indi ci nag li nga xam ne moom mooy saafara dañuy teewlu seen i kàddu ak Alioune Gueye ak Modou Diop. gannaaw ba ñu ñaawloo li am ay journalistes yoo xam ni defuñu dara lu dul def seen liggéey nekk sur le terrain. di dimbali askan wi di leen xamal lan mooy xew donc ci biir loolu ñu fekk leen fi ñuy liggéeyee dañu ma sax dañu làqatu woon dañ leen fekk fi ñu làqatu ñu dal ci seen kaw gaañ leen yàq seen matériel. day ñaawlu li xew dañ koy ñaawlu ba fa ñaawlu mën a yem ndax li leen fa yóbbu du seen coobare bopp li leen fa yóbbu mooy askan wi topp candidat yi nga xam ne dañuy laaj baatu réew mi yoon la ci ay journalistes. ndax bu ñu jottaliwul li ñooy bu ñu jottalu li ñu ko waree ñooy seen mbébét xëy na du yegg fa mu war a yegg. yamuñu ci ñaawlu ko dañuy wax autorités yi ñu def ci ay enquêtes yu gaaw jël ci ay mesures de sanction ci ñi ko def ak camp bu ñu mënti bokk
ñu jël ay sanctions yu exemplaires ci ñoom ba nga xam ne li des ci campagne bi ak après campagne kenn dootul xalaat di dal ci kaw journaliste ba di ko gaañ di yàq matériel am. l'enquête daf ci war a am ndax bu fekkee ne dañ ne la woto bi journaliste yi nekkoon gars yi dañ koo dab dóor ci ay xeer mu daw mbëkk benn oto daanu ñu toj vitre yi génn gars yi ñëw jël essence sotti ci tout ba pare dàq leen am ñu ci dàq dugal fekk leen ba dëkk bi ñu laqatu buggal leen faagaagal loolu tax l'enquête du si am l'enquête daf si war a am ñu war a xam ku nekk la mooy sa responsabilité ak boor boo mën a féete nag. fitna googu amoon ca Tambacounda tax ñetti bakkan rot ca Macky Sall nag yónni na jëriña bi ñu denk wàllu biir réew mi ne mu dem njëbbal njaalam njabootuk ña faatu lam ca teg rek mooy moom président sortant bi ne lépp nag lu ci aju càpp liggéey daañu ko def ndax fitna ci boppam ne ñu woote woon ko te itam duñu ko nangu ñu teewlu ko kaddu yi ki ko taataan di Alhassane Ba ànd ci ak ku ñu naan Xaali Njaay ci biir jaxasoo bi amoon Tamba jaxasoo boo xam ne malheureusement rey nañ ci ay xale muy lu tiis muy lu metti lu ma metti luy lool ma wëlbati di jaalewaat njaboot gi tey ji rek wax na ministre des affaires étrangères ak benn délégation nañ ma demal seetal ma njaboot yi ci Tambacounda yóbbu sama njaal ñuy naqarlu loolu waaye ci biir xeex boobu gis nañu ne seeni naataangooy journalistes yi am na ñu ci gaañ loolu nag muy lu doy waar lu garaaw ci démocratie ndax journaliste moom yoonam nekkul ci candidat bi wala bële ñoom seen liggéey la ñuy def pour tas xibaar yi pour que askan wi ak adduna bi yëpp mën a xam li xew donc ñooñu moom ak lu mën a am waruñ leen mën a boole ci violence donc moo tax ñuy ñaan ne ñëpp dal ñuy wax ni yoon dina def liggéeyam parce que nekk ci élection du tere yoon def liggéeyam parce que doomu aadama bakkanam dafa rëy mënuñ bàyyi ku koy faat ci ay yëfu caaxaan voilà loolu moom c'est lu leer la maintenant ñu masawu leen coono ñu waxaat aussi xëy na war nañu gën a identifier journalistes yi soit ay gilets spéciaux yoo xam ne presse lañ ci bind ñëpp xam ne ñii waa presse bi la ñu loolu tam ñu waxtaan ci ak askan wi ñu xam ne ñii moom war nañ leen lu mën a am itam sàmm ba dara bañ leen jot. procureur de la république fële ci diwaan Tambacounda moom nag jël na mbir mi ci loxoom mu mel ni maître Madické Niang itam loolu la doon sabab lu bokk ci candidat yi la mu ca teg moom mooy maître Madické Niang ne nag ñi nga xam ne daal mooy fitna gi ñi ko fi ñamu ca joxoñ baaraamu tuuma nag du kenn ku dul Macky Sall ak coalition dañu koy teewlu kàddu yi ki ko taataan di Dissa Préra ak Demba Ndaw. jëmale ko si li xew démb Tambacounda loolu nekk na lu ñaaw nekk na loo xam ni man dama ko naqarlu su ma ko naqarloo du leen bett parce que bañ naa ba tuddee sama programme jàmm ak xéewal violence bi dafa dem ba nu jël ay journalistes yoo xam ni seen liggéey rek la noo def ñu jël ñooñu dal seen kaw xam nga ni kenn xàmmeetul Sénégal réewu yiw la Sénégal réewu jàmm la Sénégal réewu teranga la ñoom ñi ngi yàq réew mi ci Nioro lay artu gouvernement bi fii si Nioro lay wax yëkkat sama kàddu jëmale ko si procureur ni leen nanu fexe lii dañ jaay doole bi dafa war jug Sénégal. Ousmane Sonko itam àdduna ci mbir mi moom it kam ca joxoñ baaraamu tuuma ne Macky Sall la ak coalition moom borom Sonko président ma ngay nag woo ñii di kilifa diine yi ñu àddu ci ndax ne lu ko mooy mbir mi su mitee ba miti ñoom nag faaw ñu taxaw xool naka la ñuy def ba mën a jàmmaaloo ak moom ndax lii mënta wéy ñu teewlu Ousmane Sonko ak Ibrahima Kane ak moo xarma. dañu bëgg les autorités et les régulateurs sociaux de ce pays arrête Macky Sall et son Benno Bokk Yaakaar avant qu'il ne soit trop tard. Parce que j'ai dit à Macky Sall, ñun ñoo ko ëpp jeunesse fuuf et notre jeunesse est une jeunesse saine. C'est pas une jeunesse qui fonctionne à 2500 ou 5000 francs.
Et c'est une jeunesse qui a les moyens de se défendre. S'il continue comme ça, nous lancerons un appel à tous les candidats de l'opposition de mutualiser leurs forces, de mobiliser toute leur jeunesse. te fu ñu nekk fii ci biir Sénégal région bu ñu mën ci nekk dinañ leen fekk foofu et on leur démontrera qu'ils sont en minorité dans ce pays. na ci kilifa diine yi wax avant qu'il ne soit trop tard. moom Ousmane Sonko kaddu yi ma ngi ko yëkkatee ca diwaanu Ziguinchor foofee la doon amal ab campagne am la mu fa digge nag ne bis bu nu ko falee mu nekk njiitu réew bu Sénégal dina fexe daal ba def ab buntu moom Casamance ci wàllum CEDEAO bokk na ca lu tax mu wax ko ak fa mu ko teg ne lu jëm ci koom dina ko ñoŋal taxawal fay bërëbu liggéeyukaay yu mucc ayib Ibrahima Kane Mor Xarma. mbooloo mu takku ci ginnaaw cortège gi Ousmane Sonko ñu teeru ko teeru gu mag fii nag nga xam ne fii la fekk baax. ab caravane ci biir Ziguinchor laata ñuy dem ci stade Jules François Bocandé fii nag mbooloo mu bëri teewe meeting gi Ousmane Sonko ne liggéey Casamance lu yomb lay doon ndax ni mu positionné woo. Il faut qu'on arrête de penser le développement de la Casamance à partir de Dakar. Mais qu'on pense le développement de la Casamance comme porte d'entrée vers la CEDEAO. Parce que Casamance naturelle, c'est à mi-chemin ou c'est entre trois autres pays. Gambie mi ngi fi, Guinée-Bissau mi ngi fi, Guinée-Conakry mi ngi fi, te sont prolongés vers Tambacounda, tu as accès directement au Mali. Mais bonne région moo ëpp potentiel qu'une région qui a ce positionnement géographique. defaraat port bu Ziguinchor naka noonu jëmmal ay usine de transformation lu ni mel bokk ci ay projet mu am yéene nag nee na def Casamance ab vitrine économique. Si nous sommes élus, nous allons reconstruire et moderniser le port de Ziguinchor, articulé à la chambre de commerce et des métiers pour que le port de Ziguinchor soit un très grand pôle pour le développement de la sous-région et de la Casamance. C'est de faire de la région naturelle de la Casamance un véritable hub commercial et financier régional. Comment le faire? Le premier, c'est que le port de Ziguinchor sera élevé au niveau des standards internationaux et des infrastructures routières de qualité seront construites vers Bandung. Faire de Ziguinchor un centre d'excellence pour l'éducation et la santé. On nous a dit qu'on a une université ici. Mais tout le monde sait que l'université Assane Seck. Mais est-ce que lycée Djignabo sax tanew ko. gannaaw mbooloo mu bëri mi ko toppoon nag fii ci Ziguinchor moom Ousmane Sonko ne victoire am ci élection yi ñu dëgmal naatable. Ibrahima Kane ñu sant la gërëm la des ba tey ci campagne bi ak itam jàmm ji nga xam ne moom la njiitu réew bu Sénégal woote daal nee na ngir ñu daal di fexe ba suqali Casamance la mu gis mooy faaw ñu tàmbalee ko ci jàmm loolu nag mi ngi ko amal ci meeting wala boog mi ngi yëkkati kàddu ci meeting yi ma amaloon ci diwaanu Goudomp pour jàpp Oussouye ba Ziguinchor Alhassane Ba Khali Ndiaye. xew-xew yi fële ca Tambacounda doon lu métti Macky Sall ba tax na muy jaale njaboot ñi nga xamante ni ñoo génnele àdduna wante itam mastawu journaliste yi ci jëlee ay gaañu gaañu ci loolu sax muy woote ab dal. candidat bu ne mën nga wax sa programme sénégalais yëpp a ngi lay dégg ñëpp a ngi lire réseaux sociaux yi ñëpp a ngi xool télévision bi kon mbir mi jarul doole jarul xeex. ab dal ji mu woote occasion itam waxaale jàmm fii ci Casamance ci loolu candidat Benno Bokk Yaakaar woo askan wi fare fii ñu wëyal liggéey ji nga xamante ni tumb nañ ko boobu ba léegi ngir fexe nag ba jàmm ji wëy naataange mën a am ci diwaan gi. Nous devons donc travailler à consolider cette paix sans laquelle aucun développement n'est possible. ay kàddu yu mu amal fii ci Oussouye ji nga xamante ni nag daanaka dañ ko dalal ju am solo naka noonu itam fii ci Goudomp ci loolu sax Macky Sall samp laaj bi jëmale ko ci ay adversaire am mu jëm nag ci koppar gi ñu jotoon dajale jëm ci groupe consultatif bi ñu amaloon ci France. Il serait important ñu xam ndax ñuy wax dañu wut réew mi
xaalis boobu ñu réunir ba pare bu ñu ñëwee ndax dañu changer programme wala programme président Macky Sall la ñuy appliquer loolu jar na leeral parce que mobiliser nañ tout ce qu'il faut pour construire le Sénégal de 2019 à 2024 su fekkee nag ku ñëw da ngay bëgg a teggi loolu yaakaar naa ne dañuy delluwaat CPI delluwaat di tàmbaliwaat. candidat bu majorité présidentielle daal di tëj tournéem fii ci Ziguinchor ak meeting bu rëy mu jàpp ne lii di tourisme bi daañu fexe ba mu gën a développé naka noonu itam mbay mi wante tamit nee na daañu tabax ay pont ngir fexe nag ba désenclavement total am ci gox bi. Nous allons réaliser ici 8 ponts nouveaux. Le pont de Ziguinchor, le pont Émile Badiane sera reconstruit. Le pont de Toba, le pont de Katakoulos, le pont de Diaken, le pont de Diouloulou et bien sûr le pont de Marsassoum qui est en travaux. candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar dalal xelu askan wi fare ci Casamance ne duñu leen mës a fàtte ci politique publique yi nga xamante ni daañ ko tëral ci nguuram ci loolu sax muy sàkku ci ñoom ab beneen pacte boo xam ne daañ ko xaatim ci votel ko nag ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février gi ñu dëkkmal ngir mu amaat ñaareel bi mandat gën a wéyal nag li nga xamante ni tàmbali na ko ci diwaan bi. Alhassane Ba Idrissa Seck moom naqarlu na itam lu mitti la amoon ca bët saalum réew ma di takk der yi defoon accident ba ñeent ci ñoom ñàkk seen bakkan moom itam ne bés bu nu ko falee dina xoolaat seeni mbir ba noppi itam njaboot ganu bàyyi ginnaaw rawatina soxna yi mu gën caa bàyyi xel naka noonu ñu jëlee ay gaañu ci fitna lu jëm ci wàllum xare ak lu ni mel dañ ci ànd ak nu ko toppal di Pafara Ñinga ak Masaya Ndiaye. Idrissa Seck di delloo njukkal sàndarma yi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ci ab accident muy rafetlu seen njàmbaarte ak seen professionnalisme mu jàpp ne bis bu jotee nguur gi dina leen gën a gëddal jox leen seen àq yépp. ma présenter samay condoléances di rendre un hommage appuyé à nos forces de sécurité et de défense qui, comme leur nom l'indique, au péril de leur vie, garantissent à nos populations la sécurité et la défense de notre territoire et de nos libertés. Les associations des anciens soldats invalides et les associations des veuves de nos soldats. Au cœur de notre politique de défense, la valorisation, l'amélioration de leur traitement sera absolument centrale et prioritaire. Candidat bu coalition Idy 2019 di ñaawlu bu baax a baax Sédhiou ni mu ko gisee ak digg yi nga xam ne njiitu réew mi woon def na ko fi te gisu ci dara li ko ci gën a yéem mooy jigéen ñi boolewuñ leen ci dara ak ñàkkum xëyu ndaw ñi. Le candidat sortant, vous avez fait des promesses extraordinaires. xawma en tout cas fan la milliards yi dugg mais man bi ma duggee Sédhiou gisuma ko. chômage ndaw ñi c'est totalement inacceptable. moo tax suñu politique de développement économique et de redressement de la situation du pays sera axée sur le développement des petites et moyennes entreprises à l'échelle régionale, départementale. mu ànd ak Pape Diop Amsatou Sow Sidibé ak Mamadou Diop Decroix yooyu la naataangoom nag jàpp ne suñu joxee Idrissa Seck réew mi dinañ changer beneen doxalin. institution amatul Sénégal, république amatul Sénégal, état de droit amatul Sénégal. yooyu nag dañu war a lijjanti. Une agriculture qui sera en mesure demain de pouvoir nourrir le Sénégalais. waaye laata loolu candidat Idrissa Seck daat nay def ay caravane ca Jannaba naka noonu ay visite de proximité seeti ay kilifa diine ñu ñaanal ko am na ci bërëb boo xam ne sax ca Saare Modi dafa wàcc daal di dox ndax bërëbu ñaanukaay la.
Fafara ñi nga ñu sant la gërëm la Idrissa Seck sax la mu àddu muy way takk der yooyu ñàkk seen bakkan ci ab accident seen lim toll ci ñeent ñu ne nag ëllëg yemoo ko fukki fan ak ñett ci weeru février ci suba si daañu leen sargal loolu ñu naan layu di koor dinañ ko amal ca caserne Samba Diéry Diallo ba nekk ca Colobane bu leen fàttalikoo nag accident boobu waral ñeent ci ñoom ñàkk seen bakkan fukk ak ñaar am ci ay gaañu ñaar di ay civil ma nga am ca dëkk bu ñu naan Buñadu Sukutoto nekk nag ca diggante Kolda ak Sédhiou loolu nag taxoon na délégation boobu ngeen gis ka ko jiite woon di nag Augustin Tine di jëwriñ nag bi ñu denk wàllum armée bi ak itam Aly Ngouille Ndiaye jëwriñ bi ñu denk wàllum biir réew mi ak itam kii di général de corps d'armée di nag Cheikh Gueye ñoom ñëpp demoon nañu daal di massawu ji nag ña jëlee ay gaañu ñu nekk nag ci urgence ci hôpital principal bu Ndakaaru loolu mi ngi amoon niki démb altine fukki fan ak benn ci weeru février ñu ne nag daal ministre des forces armées nag ci turu kii di njiitu réew mi wala boog président sortant di Macky Sall ma ngay jébbal ab njaalam lu jëm ci armée bi waaye itam njabootuk ñu faatu waaye ña ca amee ay gaañu nag ñu yaa borom bi fëgg seen bopp te doon am benn jafe-jafe ñu ne ñu sax ña ca amee ay gaañu jamono ji ñuy àddoo xel dal na ci ñoom ndax ña ngay amuk tan bu baax. mënu jógee ci lu mel noonu ñu wax ci leneen ak itam dagg garab yi ni dagg ci àll bi foofee ca diwaanu Kolda dafa mel ni ña koy xeex ña nga ca jàpp leen ñaar fukki doomu aadama teg nañ leen loxo waaye itam ay taatu garab yu nu daggoon muy nag bant bi di 20 sax nag la ñu jëloon lu toll nag ci téeméeri saret wala lu ko jege ak ñaar fukk itam téye nañu ko ñi amal lu ni mel di nag waa Eaux et Forêts Abdoulaye Diallo dañuy fekk ci diwaanu Fuladu mu nit li ñu mbir mi ak na mu tëddee. campagne électorale bi mu am ay sambabo yi ci profito ngir sàcc suñuy ressources rawatina yu ci àll bi mu waral fan yi wàllu sàccum bant bi bari lool ci àll bu diwaanu Kolda. ci commencement weer wi gis nañ ne nit ñaa ngi gën a dugaat ci wàllu dagg bant bi di ko yóbbu bitim réew loolu tax na suñu agent yi ñu lëkkaloo ak yeneen takk der yi mooy armée pour xeex dagg garab googu loolu tax na ba fi ñu toll nii diggante benn fan ci weer bu juróom-ñeenti fan jàpp nañ ci lu toll ci ñaar fukki nit yoo xam ne nii dañ doon góor di yóbbu bant yi bitim réew jàpp nañ ci itam lu tolloog téeméeri saret ak fukk ak juróom-ñeent ak ñeent fukki fas ak ñett juróom-ñeent fukki ak juróom-ñett mbaam téeméer ak fukk ak benn bant wen tax jàpp nañ ci loolu tam ñaari moto ak si yi nga xam ne ni moom la nit ñi di jëfandikoo pour dagg. ci yooyu sàcckat bant ay sénégalais ak ñi jóge ci yeneen réew ñoo si bokk. waaw ñi jot a jàpp mën nañ ne ñi ci ëpp ay sénégalais waa Sénégal lañ waa Sénégal yu dëkk ci région bi mbala ñu jóge feneen ñëw di liggéey ci liggéey boobu. ndax boo xoolee am na ñu ci jàpp ñoo xam ne jóge nañ ci région de Kaffrine ñeneen ñi jóge ci région de Tambacounda bu amee waa Gambie itam bëriwul. donte njiitu réew mi tere na daggum bant yi waaye sambabo yaa ngi wéy di sàcc suñuy bant yi ci àll bu diwaanu Kolda. Abdoulaye Diallo jërëjëf ni ñu ko waxoon ci boppu xabaar yi tey nag yemook bëccëg àdduna wërngal këpp jagleel xeex jàngoro ji di épilepsie bu nu koy wax ci wolof daanu la ñuy wax wala sax beneen tur bu xaw a miti muy wàllum say lu ci mën a am nag ñu ne jàngoro la joo xam ne junne yu fàcc la na muy dikkee itam naka noonu mënees na cee indi ay mandarga lu ci mën a am atum 2015 taxaw seetlu bi la mu wane ne junni boo jël ci askan wi juróom-ñett yu tombal dem na léegi ba junni boo jël fukk ak ñeent duñ ci sori katase ak professeur Moustapha Ndiaye di Mouhamadou Lamine Ndiaye bu rédaction bu télévision Futur Média ànd ak Amadou Ba ci gëstu bi. épilepsie di ab feebar buy jàpp xel li koy fësal di ay trouble de motricité ak doxalin ñu gën ko xam ci crise. épilepsie li muy feeñee ni muy manifesté wu mooy ay crise yi nag bari na am na crise yoo xam ne xale yi dañuy yëngu seen yaram moom la ñuy waxee moom la olof yi di wax léeg-léeg daanu rab. am na yeneen manifestation
par exemple xale bi toog bu si yàgg mel na nekku fi wala xale bi toog bu si yàgg di am ay comportement yoo xam ne xamewuñ ko. buñ sukkandikoo ci professeur Moustapha Ndiaye accouchement bu jaarul yoon bokk na ci li mën a andi épilepsie ci xale yi. ëmb ci boppam mënut a indi crise mais ci biir ëmb yaay ji mën na feebar mën na am ay feebar yoo xam ne dañuy attaquer xale bi loolu lépp mën na entraîner indi ay yàqu-yàqu ci bopp bi. su fekkee feebar boobu am na ci famille bi su am ñu marié ci biir famille bi mën na jur loolu. docteur bii di xamle ni am na ab traitement buñ jagleel ñi am épilepsie. am na ay traitement parce que mën naa wax ne fukk yoo jël juróom-ñett yi mën nañ leen a faj. malheureusement am na ñaar ñoo xam ne xëy na seen épilepsie dana sévère boo xam ne garab yi du ci mën dara. ñooñu mën nañu leen proposer lu ñuy wax opération am na ñoo xam ne opération mooy régler seen problème malheureusement amul Sénégal amul pratiquement Afrique. ci atum 2015 épilepsie ngi amoon taux prévalence nationale bu toll ci 8,3 jëm 14 sur 1000 bu ñu sukkandikoo ci journal africain des sciences neurologiques épilepsie di ab feebar buy gën a laal xale yi. Amadou Lamine Ndiaye tàggat yaram benn ponk la Manchester United Paris Saint-Germain tey ci talaata ji la Ajax Real de Madrid ëllëg yamook àllarba ñu ne nag Ligue européenne des champions dina tàmbali ci ayu bés bi nu nekk nag lu aju ci 8e de finale la kanu ko jàngatal di directeur de publication bu yéenekaay bi di record Hubert Mbengue ay kàddoom Cheikh Saad Boudiara ak Ababacar Camara ñoo ko taataan. football xamoo dafa gaaw day changer du jour au lendemain Mourinho dem Manchester changer de visage léegi nekkaat na vraiment Manchester bi ñu xamoon di gagner di imposer wu et cetera et de l'autre côté Paris dernièrement Neymar gaañu ñu ne déet waay Meunier gaañu Cavani gaañu bon donc mu nekk 3 titulaires yoo xam ne c'est des internationaux de premier plan yoo xam ne Paris du mën compter ci ñoom. maintenant lépp a ngi reposer sur Mbappé xam ne c'est un tout jeune joueur de 20 ans. bien que c'est un talent donc man li ma jàpp fi mu ne nii mooy que ne affiche bi dafa déséquilibré wu en faveur de Manchester bon mais Paris demeure Paris quand même que Ajax bon mën nañ considérer que c'est un grand groupe par rapport à son passé doon na fi def ay jaloore mais loolu yàgg na léegi équipe am c'est une équipe inexpérimentée par rapport ak Real donc ñoom li ñu mën a am yépp mooy ñu def un bon résultat à domicile Amsterdam daal vraiment ñu gagné fa 2-0 au moins mën a dem peut-être Madrid xaw fa défendre seen chance. si nañ ci ponk bu mujj bi li ci yenn kaay yi la ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf tiitangeeg jaaxleeg njàqare la yéene kay xëy tey ndax deret ju bari ji tuuru ci campagne bi ubbi l'observateur campagne bi jaxasoo na Tamba tàng na yëngu na dëkk ba jaxasoo na démb garde rapproché yu PUR yi ñoo doon jàppante ak i militant yu Benno Bokk Yaakaar yéene kay bi nañu ay ngànnaay jóg fa la mu jur moo di ñaari bakkan yu rot am na juróomi militant yu Benno Bokk Yaakaar yu ca jëlee ay gaañu-gaañu juróom-ñetti journaliste ak chauffeur bi doon dawal benn ci bisu PUR yi ñoom it jëlee nañ cee gaañu-gaañu yéene kay bi nañu am na ñeenti wata yu bokkoon ci wotay convoi bu PUR bi dañu leen a taal ba ñuy tàkki jëf-jëf yi man naar yaa ngi wata yi ñu fa taal photo bi mi ngi ci journal bi ñaar ñu faatu ci xeexoo yi l'observateur nañu kenn ki Ibrahima Diop la tudd fanweeri at ak benn laam ka ca des Cheikh Touré la ñu ko doon woowee match source a nit li ci xëtamu njëkk li xewoon ci tàng-tàng bi jamono ji nga xam ne jàppante bi mi ngi doon am ci diiwaanu Tambacounda Ibrahima Diop ma ñu fa faat yéenekaay bi nañu ab tailleur la boo xam ne bi mu takkee jabar yàggul dafa génn ci dibiteri bi gis gaañ ñi di jàppante mu dugg ci ca lañu ko jamee paaka mu faatu li yokk ay wi nag journal source a nañu moo di ba yëf ya tàmbalee jolli dégg nañu fa sennas ndaw mu yëkkati kàddu yoo xam ne ay wi bu doonub taal la ñu ne kàddoom yooyee moo ko xambu ndax dana leen bu dee ay góor ngeen fexe leen ba bu leen waa PUR yi ci journaliste yi àndoon ci convoi bi ba ñu gisulee lu ñu xam ca la ñu daw làqatu ji ci dispensaire bu nekkoon foofee am na benn caméraman boo xam ne tiitaange jaaxle ko jàpp ba tax ba ay wa jollee ci garab gu nekkoon foofee fa la yéeg làqatu Ibrahima Khalisan bu GFM Mohamed Sall bu Seneweb ak waa ji di Mohamed Loum ma doon dawal oto journaliste yi source a nee nañu
nañu ay gaañu yu métti lañu ca jëlee bañ nga ñu yóbbu l'hôpital Le Quotidien nañu ci xët mu njëkk pur sang fitna ji wàll si na ci campagne électorale bi ñetti nit faatu nañu ca Tambacounda ñu blessé fa ay journaliste yu àndoon ca caravane bu pur bi njiital pur mu di professeur Issa Sall yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne ajandeegum na campagne am ba ca kanam Les Échos nañu ñu bari ci ñi newoon ci sécurité moom professeur Issa Sall teg nañu leen loxo désarmé leen futti leen bu nuppi mënata leen Rewmi Quotidien nañu fitna ci campagne électorale bi ci réew mi ñetti nit faatu nañu démb ca Tamba am nay journaliste ñu fitnaal ba blessé leen loolee waral Synpics di syndicat gi jabooti journaliste yeeg ñi yëngu ci métier am tas xibaar di sàkku ci journaliste ya ca caravane bu pur ñu buub seeni kaake te ñibbisi ba keroog ñuy gis lu ñu xam duñu nangu di topp benn candidat bay dee ci Mali foro ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye di xam ne ci xët mu njëkk journal bi ne ñi sooke lii ak ñi def li dinañu leen wër ba gis leen def ci ñoom li war anki dina kay nañu boom nañu démocratie ci Sénégal ñetti nit faatu nañu démb ca Tambacounda waa PUR ak waa Benno Bokk Yaakaar ñoo doon jàppante ba ay bakkan rot ca tax La Tribune xëy bind ci xët mu njëkk Benno Bokk PUR violence Vox Populi di ñu nittali journaliste yewoon ca caravane ba PUR ni ñu leen dàqee ba ñu daw dugg ci àll bi ak fa ñu jaar ba rawale seen bakkan Libération nañu li xew démb ca Tambacounda kenn xamul lu mu doon seen dakawoo moo fa amoon ndawi Tambacounda yi ba ñu yëgee ne rey nañu Ibrahima Diop dañoo baare tali bi gaalan yoon yi ne kenn du fa jaar journal bi nañu ca la cortège bu professeur Issa Sall ñëwee foncé ci seen kaw ba rey fa ñaari nit Libération moo ko bind it ay kàddu yu mu nangoo ci ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye muy xamle ne Wataba ba mu foncé ci kaw gaañ taxaw sax defu ko dafa continuer aw yoonam L'Observateur nañu candidat bu Benno Bokk Yaakaar mu di Macky Sall mi ngi sàkku ci ay militangam ñu def ne moom bañ a faale ñi leen di woo ci fitna ji amoon démb ca Tambacounda Macky Sall ne yoon dana ca def li war te lii lépp li ko indi moo di ñenn ñu dégg ci réew mi ñuy woote fitna ak taal réew mi Direct Info nañu non seulement campagne bi bari na fitna waaye dafa sax far soof. Mohamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futurs Médias dig leen daje ngoon ci kattanu yàlla desandi leen ak sunuy programme di leen ñaanal kendal jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf ci seen cofeel duñu tay di ko wax.